Welcome back to Basic. Assalamu alaikum. Voice from the Gambia, voice from Westfield, right at the moment to the four corner of the world. Well, before we go further, I would love to extend my greetings to my fellow Africans all over Africa, and then Africans in diaspora in England, Finland, Netherlands, Holland, Norway, Germany, Sweden, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Ghana, Congo, Cameroon, Burkina Faso, and Malawi. So as we said, we represent in the Gambia today and for Africa tomorrow. We stand, we strive to work and pray that all may live in big unity, freedom, peace each and every day. Let's justice guide and drive our actions towards our brotherhood. So day today is all about our young, talented Gambian brother who been working from way back. He's a fashion designer, same time he's a farmer. So day to day we will inspire Gambian brothers who are in here and out there. The best way of it, he is trying to share his skills and knowledge with a lot of Gambian youths. So right at the moment, his fashion shop or the tailoring shop is located in heart of Westfield. So you will see it right at the moment in the video right at the moment. I will let him intro himself. Once again, to the four corner of the world, we will drop his number in the ending of the video in case if you want to talk to him live and direct. I can simply say he's one of the best fashion designer in the Gambia because we once passed through here and then he's been working with a lot of people around the globe in Dubai, Qatar, America, Norway, Germany, all over, even in Nigeria, Senegal, Gambia here. So right now, I want more people to know more about him. That's why we are once again in here in 2025 for you people to completely connect with him because he's been working a long time and even day to day he's been working with millionaires. I even asked him to make his phone straight to silence so that we can have a sort of interview right. Simply the way mun nga nuyu àdduna bi once again nga wax ñu sa liggéey bi ak kañ nga ko dooree ak more about your job. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu di la dalal fii si Uncle Amat Creation comme ni nga ko waxee rek mun naa ne lu ñu waroon a wax yëpp so wax nga ko so far man maa ngi tudd Amat ñu xamee ma Uncle Amat Creation dëkk Gambie juddoo fi métier bi tamit fii laa ko jàngee Gambie fii door naa suma tailoring shop bi job bi 2010 laa ko door from Talinding Colobane so 2017 laa ñëw Westfield fii def ko showroom after si laa in 2 years 3 years si laa gis ne shop bi am na space ma move yëpp def ko fii ñu def ko one step shop yeah balaa ñu dugg si biir si affaire yi ñaw yi façon yi style yu nga dee ñaw ak ñaw yu nga dee ñaw xam naa ne ñaw bu génn rek ak la nga dee toog sax yow sa boppa nga ñawal sa boppa ñaw yu xamante ne comme like gisuma ko si kenn te duma ko lay gis kenn muy koo sol moo tax it maa ngi fi because am na ñu nga liggéeyal dañ ma dee wonal photo yi sax ne yaa leen ñawal ñu ma jaajëfal si lu ma jaare woon fii waaye loolu tam daf ma dee tax tam ma gën a jóg sax may gën a yëngatu di àgga si nit ñi lu tax itam nga am skill center foo xamante ne yaa ngi jàngal ndaw yi ak ñaata ndaw nga feral ak ñaata ndaw ñoo nekk di jàng. waaw comme ni nga ko waxee rek ndaw yuñ jàngal moom soo fa bari nañ jàngal leen ñoo xamante ne tey tamit ñu ngi amee seen own business di jàngal yeneen ndaw tamit yeneen yoo xamante ne ay Gambien la waaw soo fa am na kenn koo xamante ni mu ngi Talinding Colobane am na Ousseynou am na kenn koo xamante ni mu ngi Latrikunda Babou Diop te ñoom ñëpp ay big time teeloo leen nekkul ay ñëwkat yu ndaw de comme fu ma toll ñoom tam dañ creative comme yow of course di liggéey comme man lu may liggéey di jàngal ñoo xamante ne ay youths leen because dëkk bi ñun ñoo ko mën a yóbbu pour mu du government rek moo war a développer dëkk so ñun am nañ part bu ñu war a play tamit pour dëkk bi jëm kanam waaw yaa mun ngaa waxaat loolu because loolu beneen point la boo xamante ne comme ku juddu Gambia nga nekk doomi réew mi da nga war a téye place boo xamante ne pour loo xamante ne yow tam da nga yokkal loxo si développement Gambia te lii loo xamante ne nekkul ne ñëpp a mën a toog office dafa am ñoo xamante ne dafa am seen skills boobu noonu moo leen di dundal ëllëg mun ngaa waxaat wax boobu noonu because point la waaw of course because mun naa si gën a dévelop lu bari because soo bàyyee xel tey ñun ñu bari dañ am mentalité pour ne government rek moo war a yóbbu dëkk te soo xoolee ñun businessman comme ouvrier
lu mun a développer si dëkk gisuma keneen koo mën a développer si dëkk parce que tey yow as a businessman man tey mun naa taxawee ñaari paat yëpp businessman la ouvrier la am naa skills ba maa ngi koo jàngal yeneen use ñoom tamit dañoo dem di jàngal ñeneen understand nga so loolu développement la tey ñu moo fi amee ni tey ay xale leen maa leen di jàngal métier bi luñ soxla maa leen koo defal understand nga ba pare di leen jox xam-xam ñoom ëllëg dañ fi jógee demaat ubbi seen own workshop di defaat comme man lu ma nekk di def so loolu dafa nekk di continuer waxuma la comme yow métier boo leen di jàngal waaye tiyaaba boo si am return rek loolu kenn mënu la ko fay because yaa ngi ko def te yàlla rek tax understand because yow métier bi dañ la ko jàngal ku la ko jàngal am na tiyaaba si waaye yow mu ko jàngal ñeneen ñi da nga si am tiyaaba ngi mel ni comme Quran bi rek koo ko jàngal da nga si am waaw nu muy gën a expandé te da ngaa gis ne loolu da nga koo nekk di def yow doo ko def si kenn doo ko def si ñaar doo ko def si ñetta da nga koo def si ay 10 15 xam nga te keneen tam dafa continuer di defaat loolu développement la waaw te loolu lu am solo la youth si tey du ñëw kese métier boo gis rek soo ko téyee nga respect ko nga fonk ko da nga si am loo xamante yow sa expect loo ne di nga ko am li nga ko si am loolu tam leneen loo xamante ne dafa joxe courage as I said he's the best in the Gambia out of the rest he lead and others follow so we will drop his number here right in the video right and talk to him live and direct and then what he was trying to say he extend his greetings to the viewers and around the world whoever is watching and then also he is proud of himself and the knowledge and the talent that he is giving to the young ones because the skills and the knowledge will be stay and then also every citizen and every Gambian have to have a role to play when it comes to in type of development in the country and then also is having also a skill center here whereby he's training the youngest and all those youngest he's trying his level best to make sure that he give them what they need and then also he's trying to share his knowledge to the young one because when they also grow they are having also their workshops and they will also share their knowledge and their skills to other people and they will support them as the way he is trying to do so that's what life is and that's what business is we need to support and help one another not every single person we can all work in government or government they cannot do every single development in the country we as citizens we have to make a joining hand to make sure that we raise the country high to the higher level balaa ñuy sori sax comme lu ma bëgg a lifin mooy ñu dugg si ñaw bi sax si boppam deeply si ñaw bi ak nga wax ñu ban façon yi piece because maa ngi gis fii bagage yi jigéen yi maa ngi gis fii piece yi góor yi maa ngi gis fii lami ak bagage yu sew a sew ak balaa ñu dugg si bagage yi sax dama bëggoon nga wax ma tuuti si façon yi ñaw ak style yu nga dee ñaw tam waaw soo bàyyee xel ñun mun naa ne Uncle Amat création nañ ko so ñun wi créate waaw lépp loo xalaat ne rek nit daf ko sol mu spécial rek ñun dañ la koo créatal soo bàyyee xel mos la gis sax suñ customer si suñ ñëwee suñu joxee pièce dañoo jox pièce dañu créatal nekku dañoo jox pièce jox ñu style or something like that dañoo ñëw ñu créate because dañ lay bëgg a always customer bi mu spécial comme ñu créatal ko loo xamante ne lu spécial la mu nekk pour moom kese yaa fu mu génn rek ñu xool ko ñun loolu mu nekk moom waaw bëgguñ tey di ñëw di ñëwaat dañoo bëgg a di créatal la sa own thing waaw te am nga góor bu ne da nga bëgg sa jigéen of course mu nekk nga kontaan loo sa jigéen mu nekk top waaw of course waaw te ku bëgg sa góor nekk top ak jigéen boo xamante ne da nga bëgg a nekk sa boppa top nga bëgg sa góor gën laa xool fan la da ngaa ñëw Uncle Amat création mu créatal la lu top foo jaar rek ñu xool la lu xamante ne kenn solu ko non kenn solu ko waxal gaay loo ma ñawal waaw gis nga yow moo xam nga naka la because jot ngaa ñëw xam nga ba pare ñeneen tamit ñëw ne man dañ ma dee laajtee ku la ñawal li foo jaar ñu laaj la ko even soo toogee 3-4 years den laa laaj fan nga jëlee piece bi waaw kan moo la ñawal li because dafa nekk loo xamante ni nekkul loo xam dafa lu bari ñun dañ lay créer lu unique loo xamante ni maybe yow unique creation yeah we do that nekkul dañoo jël loo xamante ne ñëpp gis nañ ko already ñëw jënd piece boobu ñëwal la ko wala style bu Sénégal génne wala Nigerian génne rek nga jël ko ñun dañoo créer sa own thing créer lu spécial lu ma gën a neex mooy yaa ngi Gambia fii di ñëw di ko yónni Sénégal di ko ñëw di ko yónni Nigeria te da ngaa gis ne Nigeria am nañ top fashion designers and Sénégal also they have top fashion designers mun nañoo waxtaan loolu pour Gambia ñu yëg ne ñoo xam ne Uncle Hamad mu ngi Gambia fii waaye mu ngi liggéeyal waa dëkk si biti Gambia yëguñ ko
waaw loolu mun nañ ci wax because xam nga tey mooy xam nga loolu lan moo ko andi yëpp mooy lu spécial rek because nit ki su fekkee da nga créatif nga create sa own thing fu nekk outside the world mun nañu ñëw pour nga ñëwal leen understand comme Uncle Amat Creation nekkul koo xamante ni moom dafa ñëwlu ñëpp di ñëw comme su ñëwee dagit di nga gis dagit boo xam dafa spécial su ñëwee robe di nga gis robe boo dafa spécial because nekkul lu nit ñi di ñëw loolu la dañ laa ñëwal loo xamante ni lu spécial la pour yow comme tur bi rek Uncle Amat Creation lañu wax. Uncle Amat Creation. so we create. waaw soo mun nañoo waxtaan tam si façon ñaw-ñaw yi yoo xamante ne yooyu tam comme Gambien yi dañ ko bugg a sol dañ ko miin a sol te dam yow tam danga ko dee ñaw because danga lay ñaw boo xamante ne bu kenn solo wangul waaye boo xamante ne nit gis na ko feneen te xam na tur bi tam te bugg nga ko nga ñaw ko mun ngaa ñu jox turi ñaw yi. waaw of course ñooyu moom bari neen so ñooyu bari neen trop waaye comme ni nga ko waxee rek even ñun soo gisee sa style nga ñëw ñun dañ laa advice ñu créé la comme neen jël style bi bon neen créé leneen nga xamante ni boobu style non dafa nekk sa own thing understand nga lu ma miin comme soo ñëwee nga ne dama gis benn dagit bu nice si internet bi nga ñëw nga seen ma ko soo ñëwee ñun dañ laa advice ida soo bëggee ñu ñëwal la ko exactly soo bëggee ñu ñëwal la similar waaye doo xamante ni mooy gën a rafet nii macha allah loolu mun ngaa ko waxal gaay waa Amat Creation mu ma ñëwal loo xamante ne so noonu la fa demee rek moo xam garaam buba la moo xam rooba la soo xam nga moo xam anything daal loo xamante ni lu nit di sol mu unique rek su dee góor tamit yaa xam African costume xaftaan garaam buba yëpp nañuy dóor yu garaaw nag yu garaaw yu unique yu sonic so ñëpp a ko déggandoo we all hear it together this is a voice from the Gambia West Africa young talented focus into his business and same time focus into ladung farming. From here we'll move further to his ladung farm. So right now as we are working ahead to make a joining hand to Africa to change the narrative of Africa and to show the young entrepreneurs in the country and also the successful people who are completely successful in their businesses to inspire others and to connect the business owners to the four corners of the earth and by showing the love that we got for the nation and to play a role that to change the narrative of Africa. It's only nice Gambia can show you the best in the Gambia out of the rest. So what he was trying to say, I asked him to tell us about his fashion designing. He's telling us like if you come to him, they try to give you a fashion design that nobody that will wear on that fashion. You alone that will get that kind of clothes or that fashion design. So if you come with fashion design that you yourself you want, you show them a picture or you saw it from somewhere and then you put it on the table, they will try to give an idea that like they can fashion it like the way it is, but they will also put their skills and their knowledge to make it some kind of different so that it will be your own fashion design that you will be like put fashioning with it, but you'll be on top class. It will be different with the other ones. And also I asked him a question like he also work with people outside Nigeria and Senegal, and we all know Nigerian people or Nigerian fashion designers, Senegalese fashion designer, Ghanaian fashion designers also among the top fashion designers when it comes to Africa fashion design. So he also work with other people. He do fashion design. He work for them, and then he send it to them, to Senegal and Nigeria. So right, and then why Gambian people they don't know him much. That's why we are back here once again for Gambian people to know more about him. So mun nga ñu wax because wax nga ni noo ko doore ak yaa ngi seya sa knowledge ak ndaw yi bo fii mooy bitik bi rek bu nga amee comme fii mooy façon shop o tailoring shop bu nga amee ci biiri Gambia yaa ngi amee locations right now fii mooy main branch Uncle Amat Creation waaye am neen plan pour def yeneen expand business bi daal am yeneen showroom different location so like nit mu ngi ñu seetaan comme nit mu ngi ñu seetaan mu ngi bugg a pare join business pour ngeen bokk business bi wala ngeen indi yeneen façon design wala pour ngeen ubbi like comme like fu ngeen di jàngal ndaw yi mooy skill center pour yokk xam-xam bi si biir dëkk bi country bi ndax pare nga pour make join business pour ñeneen ak ñeneen
waaw of course because lu nekk lu kenn mun ñaar ñoo ko dara so suñu amee keneen koo xamante ni pare na tamit pour ñëw jàpp si affaire bu gën a expand tamit why not you can do it. Yes. Yeah. Investor, whoever want to make a joining hand, and then whoever want you to be their top fashion designer or your best top fashion designer in the country, try to work with him because he will working with the, doing fashion design for millionaires. Why dama bëgg nga yóbbul ma si PC yéena PC. waaw dañu xoolaa waa ñu wan woon gaay si PC. turi waa si PC Waaw, ak ku ko so- bëgg rek. waaw bii nag moom brodé la Brodé. perle la yow da nga gis ne bii ku ko bëgg tamit mun nañ la ko soo bëggee ñu jaay la soo bëggee ñu order la different dafa depend rek si Waaw. customer bi moom loolu la bii naka la tudda bii brodé la brodé naka brodé perle la brodé. Ok, yeah. so mën ngaa ko def halftaan bii nga non ko- pour jigéen la pour jigéen la because su dee non su comme dee halftaani jigéen daal waaw laay pour wax yee pour garambu ba Jigéen- waaw. rooba dagit so Noo ko bëggee daal. loo ko bëggee rek yu garaaw lu garaaw. so da ngaa gis ne bii tamit bii til la Ok, til la loolu leen bëgg rek bii ci amal bii til la soo waree comme maybe nga war a dem reception waaw o ay gala waaw waaw lu similar rek ñëwal la si dress bu garaaw bu nice. waaw bu nice nga sanse ko waaw comme nit mu Yeah. yónnee la pièce boo xamante ne comme yow amoo ko fii waaye mën ngaa ko koo lëkkaytal. of course mun naa nekk waaw waaw mun naa nekk so bii moom nakal tudd. waaw bii tamit brodé la di same la ak bii Ah, da ngaa waaye gis- colours yi ñoo waaw, different. colours yi ñoo dafa different. am different colors. Yeah, colours waaw yi baax na ñoo pour gars yi ñu gis ko. waaw nga brown color moom. waaw ba pare yee waaw. ba pare yi good quality la Yes. good quality Masha Allah. Fashion designer. Yeah. Tobaski julli yi julli yi ak yooyu ak ngénte yi. waaw ñu faj gaay ñamboy programme yi birthday yi ak yooyu noonu. faj gaay yu garaaw sax taxa yi. yu garaaw garaaw ma ne wedding yi ak yooyu noonu. ak yee so mun nañoo waxtaan si loolu sax. comme like wedding fashion dress yi nii yu nga dee ñaw. Masha Allah. waaw gis naa leen te gis naa ñu ma dee yónnil vidéo te damay gis sa status tam. Masha Allah mun nañoo wax si waxtaan si yooyu noonu. waaw parce que léegi mun na ñawal coppilul yoo xamante ne Masha Allah duma ko dee gis fenn. waaw créatal la yu garaaw because soo xoolee ñun most likely suñ customer yi sax dañ ñoo call rek ñun ñooy provide everything ok. waaw dañ ñoo call ñu provide la matériel bi ñawal la because event bu nekk ak lu mu laaj si lan nga war a sol Waaw. tey su fekkee ne wedding la tey designer bi moom moo la mun a advice ne lii ak lii ngay sol understand? because so yow mun ngaa dem jënd pièce boo xamante ni àndut ak sa event bi xam nga waaye lu ma gën a Understand? neex sa ñaw waaw man nag ma ñawal te natuloo ma waaye waa gis na nga so waaye am ñëw kat yow man ne suñ leen natul sax su la nattu dañ laa mun a ñëwal lu garaaw yëpp si bopp si mind bi la rek suñ mind bi la ak knowledge bi ak skills bi yóbbu ñu fële waaye nga wanal ñu leena leena yi soo nga gis na yi comme tamit mooy soo dugga see fii si office bi moom nga waaw jëkka moom am moo fi nekk mooy secrétaire waa secrétaire bi waaw moom ñëwut moom caméra. nekk waa soo lifin soo bi dangaa gis na yii soo bàyyi xel lii pièce bi latest pièce la dañ ko andi woon ci qualité bi korité bi waaw ni pour customer yi rek ñëwal leen ci yu garaaw soo bàyyi xel sax ñëw nañ si yu rafet xam naa sax ñàkku dinaa la seen sox nga dugal ko si waaw nga jox ma waaw nga photo yi nga wan ko ñëw gars yi ñëw waaw ñu xool waaw waaw yan nañ si créé tamit waaw bii nag boobu naka la waaw tudd bi til la lii la nu mu tudd sax dantel blocar waaw dental la dantel blocar dégg nga mu ne dental la dégg ko fële ak suñ gaay yi waa ñoom gis nga alaaji yii nii moom yi soo jamee sa xaftaan xam nga waaw dóor ko nii xam nga am lu garaaw am lu gënaaw gis nga waaw la dóoralee piis koo ñawal sax waaw nga tànnal ko boo xamante ne dafa mun a ànd ak fii moom one step stop la rek waaw one step stop la Loo fi soo soxla ñëwee rek. loo soxla yëpp mu ngi fi ñu majal la si waaw ida góor wala jigéen waaw masha Allah Yeah. waaw baagi jigéen yaa ngi fii waaw am nañ piece fii façon waaw different baag si jigéen ñi nice waaw maa ngi gis loo xamante ne yii tamit gis nga bii dañ ko ñëw ba pare bi la nga ko ñaw waaw dañ ko ñëw ba pare soo nga dugal ko yëpp waaw bàyyi ko fa paquetel ko yee soo costa bi nga xaar rek customer bi dafa am jinte so ñu créétal ko lii moom tamit waaw waaw ñëw soo yii nii yëpp danga ñaw daal yooyu yëpp waaw kii moom wedding la am moom dafa war a attend wedding waaw gis so nga loo gis ñëwal ko dress nañ ko ñëwal nii already masha Allah yëpp ñaw lañ yun ñëw already la waaw wanalal gaay because wanalal gaay per yi waaw ak gis nga bagage yi xam nga customer bi moom mooy fees waaw. te ñun duñ lay bëgg a suñ customer yi di ñëw di taxawaalu or something like that da ngaa ñëw fekk ñu dóoral la lu garaaw masha nga Allah ñëw jël dem yeah yow moom amal creation so let's show the world the sample mooy lifi nii naka tuwaati sax waaw
certificate si suñu certificate waaw si everything yaa ngoog gis ngeen certificate so yi da ngaa gis ne waaw different certificate la certificates la different boo wàccee rek nga waaw, benn boo bi mu ne la wàccee ba di nga at gis bu ne nekk mu ngi yeah, mu ngi wàccee i certificate of course. certificate beneen bi mu ngi si gën a waaye waaw, moom waaw. dafa bëri le certificate soo moytu yeneen yaa ngi kër waaw gis nga you see waaw yeneen yi sa ajul leen nag Ajul waaye leen, gis yii nga. neen jot a aj rek so maam Baye ñaa sangoog fële waaw waay gis nga ah aja yeah macha allah so lii mooy wane ne liggéey bi set na waaw gis nga baax na te perfect na yeah. so ñu dem si fi si góor yi fii waaw yooyu moom pour góor yi ak jigéen yi la waaw parce que because dañ ne bëggalul noppal customer bi rek Waaw, bëggul ok. customer bi di dem marché xam nga di wóor wala yu mel noonu waaw fii moom da ngaa dugg rek li nga bëgg nga génne li nga bëgg ñu ñëwal la waaw nga am dox li lépp soxla am nga soo paree ñu jaay la ceen xam nga jox la jaaru yoole lépp jox la lépp daal Waaye one soo- step stop la daal anyway suma bro la soo déggee ne ñawkat nekk war da nga mun ba pare nga façon nga xool sa nit lu moo sol maajal yeah amal lépp sa of biir course of course dafa war a complete anyway dafa war a complete dafa war a complete yeah amal ko montor yeah amal ko lépp lu jigéen war a sol fii moom soo lu góor ñëwee war a sol rek amal la lépp yëpp di nga ko am di nga am everything everything yeah waaw gis nga pii si jigéen yi waaw mën nañoo àgga fale wanal gaay mooy face bi yeah ay itam yeneen piis yi la waaw yooyu tamit yooyu piisi góor ay piisi góor lañ yéen itam yi piisu góor la so da ngaa gis ne fii yëpp dafa feesoon sax waaye xam nga fii weeru yëpp koor bi waaw tuuti ma la Korite la ko bi because jeex na. man bu ma fi jógee fii fa So, feesoon waaw soo bagage yi ñu ngi war a daala ñëwaat, yi waaw. baag yi lépp Yeah, piis bagage yi yaa ngi war a ñëwaat waaye accès bi Ok, nga weeru ya- koor bi jeex na ñu ngi waajal tabaski bi So, waa tobaski bi am nañ il faut nga roll daat ko yes man so bagage yaa ngoog waaw yi ñëw already la yi ñëw already la yaa yi ñëw already ba pare comme mun nga am event boo xamante ni da nga eewu rek am benn event boo xam da nga war a dem Waaw. mun ngaa ñëw rek ñu jaay la benn dress nga boo sol xamante nga ne dem. mu ngi ñëw ba Yeah, pare mu ngi ñëw already already waaw nga sol nga dem waaw te doo Masha te doo delay time doo delay time da ngaa Yeah, sol rek da ngaa nga xool sol boo rek. xamante ne yow bii xëj na la waaw waxtaan ba juboo price rek waaw nga sol dem waaw macha waaw allah Uncle Amat Creation moom mu ngi fi pour yombalal ñëpp ñëpp daal Gambien yi. Gambien yëpp te amu Uncle Amat seerut noonu non te mun ku ñëw rek am nga fi place waaw yeah macha allah so pa mu ngaa wanalal gaay aerial view bi Westfield la right now wanalal gaay face bi rek amul Uncle Amat Creation opposite Jamekunda right now fii you know min so no interview on the Trans-Gambia Highway, like, you know, when we're heading from Banjul, going to Brikama, you know, when coming from Brikama, Bambara, heading to interview, kila Banjul, the mtu capital city of American, Gambia, just check out. So, fila. borom ñëw So, mbading all come ka no, fale no. nyame rek, Uncle Ahmad Creation them right now. Musu Kafu, Dinding Keba, everybody, Yeah. Abali Jane. So, right now, whoever want to call right now, as we said, is the best out of the rest. In the Gambia, West Africa, the smiling coast of the motherland. Tobaski ak Njinte ya whatsoever, try to call him, talk to him live and direct. So, lan moy nek sa wax bu mu jën bi, what will be your last and final message Wow. to the viewers out there? Na ñëpp call, ñëpp yeah Wow. ñu customer yi ñëw rek comme ni nga ko waxee rek ñun fi pour ñëpp ñun fi pour satisfy customer yëpp daal ñu ngi xaar customer yi la anyway yes. képp koo xamante ne boo ngaa sol lu rafet lu spécial lu unique waaw contactal Uncle Amat Creation rek Yes. Yeah. So lan nga muna am wax viewers yi about Nice Gambia, how we are working in the nation. yaa yow moom mun naa ne mënuñoo wax si yow lu bëri waaye Yes. so far so good daal anyway Yes. yeah keep it up Yeah, inshallah. yeah, Thank you yeah, very yeah, much. yeah. Stay tuned and focus with Nice Gambia, Papaji behind the camera, the #1 cameraman in the country. You can simply call him the smiling coast of Africa. I am Lucky Child, the prince of the motherland, the prince of Africa, ñu dem the face of the smiling coast. Thank you very much. We're now going to the farm. Stay tuned. Make sure call this number, talk to him. Big up to the all editors, Nice Gambia team, and everyone that viewing us. Thank you very much for watching. Time to repatriate motherland.